ami internaute Sunugal 24 dal leen ak jàmm ci seen émission invité de la rédaction tey nag ñu am mbégte dalal fi Malal Diallo nag bokk ci APR nekk fële ca Djiddah Thiaroye Kaw waaye tamit Benno Bokk Yaakaar bu Pikine Malal Diallo ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna Nabou di nuyu téléspectateur Sunugal 24 TV yëpp di nuyu aussi techniciens yi nga nekkal di remercier aussi ci dalal bi nga ma dalal. di fàttali aussi ne conseil municipal nga fële ca mairie bu Djiddah Thiaroye Kaw tey jii mën nga ñoo defal situation ci parti ba nga nekk fële ca Djiddah Thiaroye Kaw. waaw merci beaucoup tey jii ci situation politique bi ñu nekk ci APR Benno Bokk Yaakaar la coalition Benno Bokk Yaakaar dafa nekk ci pëccëxoo. mën naa ne sax est-ce que am nañ coalition la ñu am mu ne fa mooy parti APR ak ay alliés li tax ma wax ko mooy man li ma gëm ci politique bu dee yéen a ànd da ngeen di gisee da ngeen di jokkoo da ngeen di waxtaan. waaw mais maa ngi dégg ay réunion yu ñuy amal wala. waaw le parti ñu ngi def seen réunion. du parti alliés yi. président Modou Gueye mi ngi def ay ndajeem ak ay activités am. président Salam mi ngi def ay ndajeem maa ngi koy saluer de passage ci meeting bi ñu jëm le dimanche di ko ci encourager ku ne ñaa ngi def say affaire mais bu dee Benno Bokk Yaakaar la man li may jàpp ci politique ak li ma xam mooy bu dee coalition da ngay am coordination ngeen di waxtaan di réunion chaque weer benn yoon wala ngeen élaborer benn programme di ko dérouler ensemble du tere ku nekk à parti mën nga ko animer mën nga ko massifier mais ci coordination bi Benno Bokk Yaakaar ngeen bokk jëmuwaay li nga xam ne moom la leader conférence des leaders d'accord ba déggoo ci ngeen di ko doxee à la base. mais loolu laa ne amul Benno Bokk Yaakaar ak Djiddah Thiaroye Kaw. beneen bi mooy tension bi commencé jóg ci biir Djiddah Thiaroye Kaw waaye nekkul ci Benno nekkul ci APR mais mooy ci PDS. bërki démb à la mairie dafa am ndaje bu fa amoon mbirum jaayum carte mu jur ay coow ba am ci kenn koo xam ne doomu Djiddah Thiaroye Kaw la nekk ci kaso bi. tey laa lire ci presse bi ni am na liberté provisoire ñu war ko juger le 29. mu nekk yu mën a ñàkk mooy Mor Niass de passage maa ngi koy nuyu di président ASC JAD di remercier waa Djiddah Thiaroye Kaw keroog bi loolu amee ñëpp dañoo taxaw ki bokk PDS ki bokk APR ki bokk Rewmi neneen PS ñëpp dañu booloo ak waa PDS taxawu ko ba mu génn ak jàmm. parce que ñun waratuñu nangu ay mbirum politique waxuma la ak mbirum Cheikh Dieng. du sax waa PDS Cheikh Dieng la di nit di dem kaso. ñun woo ko warta nangu nañu éviter li am yeneen dëkk di am Djiddah Thiaroye Kaw Djiddah Thiaroye Kaw village traditionnel la fii kër yëpp benn lañu. ñun ñëpp ñoo bokk famille ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay élection bu jotee dañuy ñaan yàlla dem ci jàmm bu jeexee ki gagné ñu tàcc ko ki perte ñu encouragé mais ñëw di dem ci ay procureur yu demee na vraiment ku ne ci ñun war na ko éviter di ñaawlu aussi li Cheikh Dieng def te mu xam ni ku am yéene tëj doomu Djiddah Thiaroye Kaw kooku mérite ay électorat wu ci wàllum Cheikh Dieng boobu sax lañ jëm ndax gis nañ ne li ngay dal ci kawam bari na ci wàllub gestion lan nga koy reprocher exactement. Nabou naa la wax dara li golo yàq ci àll bi Cheikh Dieng yàq na lu ko ëpp ci Djiddah Thiaroye Kaw est-ce que xam nga benn affaire dafa am lu ñuy wax fonds de dotation alal joo xam ne état mu koy xayma lii dama koy jagleel ndawu Sénégal. mu koy jaare ci collectivités locales yi. Cheikh Dieng bi mu ko jotee benn xalaat la ci am bu ne woon sax naa jël 100 000 jox ASC bu ne 100 000 wala ASC bu naa la jox juróom fukki junni mais dafa ànd ak ñi muy àndal lekk xaalis boobu am lu jël ci ay cahier di ko naxee ni damay def ay cours de vacances mais ku nekk xam na ni fonds de dotation day ñëw at bu nekk état ko jox ay pour la jeunesse mais tey demal Pikine Ouest demal Pikine Nord demal Pikine Est foo ci dem seen maire ña ngay subventionné ba 1 million. mais Cheikh Dieng tabax na ay salle de classe. non 3 salles de classe pour lan la pour nexaate la demal xool salle de classe yi 38 millions yow ko la jox 38 millions di nga ci am kër di nga ci tabax sax fu jàngalekat yi fanaan mais boo demee école Pikine 27 xool li fa nekk buñ la ne di 38 millions la da ngay xam ne lii du dëgg nit ku nekk képp ku fa ñëw ñu ne leela Cheikh Dieng 30 millions salle de classe yooyu aussi 30 millions yi table banc bokku ci. ventilateur bokk ci amul climatisation amul dara amul sa taalban waa plan international ñooñu may bàyyi ñu def ko fa mais ana 38 millions yi salle de classe tey dañu waroon ñëw école 27 waratul am double flux ñu def ay R+1 xale yi am fu ñu jàngee ba toog xale yi di bokk ay taalban école 27 boo nee di couper ndox yi di couper courant yi kon 38 millions yi pour mën a lekk xaalisu askanu Djiddah Thiaroye Kaw mais nekkul pour dimbali école lu Djiddah Thiaroye Kaw beneen bi mooy yow yaa fa tudd école demal nga xool
yeneen écoles yi nekk Djiddah Thiaroye Kaw yëpp. dama koy faral di wax pourquoi journaliste yi bu émission amee damay invité Malal il est conseiller municipal wala damay invité benn conseiller municipal mais ngeen dem ngeen interroger directeur école yi ak président comité de gestion école yi. ngeen ne leen est-ce que maire mi ngi leen jox CREC wala est-ce que maire mi ngi fay ndox ak courant wala mi ngi fay gardien wala mi ngi réfectionné miir yi daanu comme ni ko loi bi waxee. amu ci benn bu mu def comment maire di toog ne man am naa bilan bu baax ci éducation c'est pas vrai amoo bilan bu baax boo demee école 21 169 000 moo ñu ko ndox mi boo demee école 12 160 quelque ñu coupé ndox mi école boo dem ñu coupé courant bi. et pourtant même la case des tout petits même la case des tout petits la petite enfance maire du leen fayal ndox du leen fayal courant et mën ngeen ko vérifier. donc quelqu'un koo xam ne am nga bilan bu baax. da ngay taxaw nga ne man am naa sama bilan mais doo toog di xupp nit ñi di jóobu nit ñi ci procureur di menacer ñi donc loolu parce que amoo bilan bu baax donc boo tax moo wax ni yéen mën ngeen ko vérifier la presse. bu ngeen demee ci école yi dinañ wan ni Cheikh Dieng. bilan Cheikh Dieng buñ koy wax man damay dugg Djiddah Thiaroye Kaw parfois damay gis am na lu mu fa def joxañ ma benn. defar na ay place publique. place publique bu ne 10 millions. est-ce que loolu yéen a maanaam. place publique yi rafet na de Malal. mais non ñun soxlawuñu lu taaru xam nga ma wax la benn affaire dañu toll moment boo xam ne kenn mënul nax kenn Soxna Nabou boo demee fu mel ni Mousdalifa. fa la Cheikh Dieng dëkk. quartier Djiddah bi mu dëkk. ak Mousdalifa même pas 100 mètres. am na benn case de santé bu fa nekk. case bi dañu fay 100 000 francs par weer. 1989 la fa case bi nekk mooy benn case bu Djiddah Thiaroye Kaw am. ak 2 postes de santé mais case bu nekk sa koñ ñuy fay 100 000 francs par weer te case boobu amul médicament boo fa joxe amul benn loo jàppalee case bi mais case boobu boo dee yaa ngi def espace public muy coûter 10 millions bu la askan bi taxaw di nga jël dem ne daa leen tabaxal benn am na espace bu fa nekk. jox nañ ko waa case bi nga naa dem tabaxal leen ko benn bu 20 millions sax. wala bi may def ay espace. naa dem tabax waa Djiddah Thiaroye Kaw parce que médecin chef nee na case boobu El Hadj Joré te famille Diop jox leen ko saa yu vaccination amee dañoo am résultat yu baax te bu jafe-jafe inondation amee sibiru bëri case boobu daf ci jouer rôle bu am solo mais bu dee askan wi bëggoo leen nax bëggoo sàcc seen xaalis. mais da ngay dem nga tabaxal leen benn case ci espace libéré yi nga xam ne mu ngi terrain jal wet tafoog terrain Jalooré am na espace yoo xam ne mën nañ fa tabax case mais nga dem jël espace yoo xam ne 10 millions non seulement 10 millions lay coûté nga jël quelques fleurs yi nga xam ne moo ñu jaay téeméer nga samp ko fa ay 5 fleurs nga samp fa boo paree nga jël benn menuisier métallique mu suude la ay weñ tegal ñu ne mooy chaise yi demal nga yóbbu sama caméra nga xool yii mu defaroon yu bëri mënut 3 mois yàqu na et pourtant 10 millions la coûté léegi fu mu dem ci koñ ne day def dafa dem fële ne day def li nga xam ne mooy case day def li espace public waa ko ñu bañ ne ko non non doo ko fi defee parce que am nañ yeneen priorité bu dee askan wi nga bëgg a dimbali ñun suñu priorité mooy nga defar logement sage-femme bi ndax sage-femme mën fa dëkk ñun ñoo koy defaraat est-ce que ñun moment bi Cheikh Dieng defaree espace public 10 millions ñun moment boobu ñu ngi defaraat logement sage-femme boo xam ne waa ICP dafa bind 3 fois maire pendant 4 ans pour mu defaral leen loo xam ne sage-femme bi fii lay dëkk ak ICP bi ku fanaanee métti soo xëyee fekk la fi ñu faj la nga dellu sa kër mais tey ma ngay jógee Kër Massar ak circulation bi 10 heures lay ñëw bu ñëwee 7 heures ay nit a ngi tëdd ci poste santé bi ba 9 heures 10 heures di ko xaar parce que embouteillage am mais bu doon defar li muy defaree espace public yooyu defare na ko li nga xam ne moom mooy benn logement sage-femme bi comme ni ñu ko bindee depuis 4 ans bu defu ko ba ñun ñoo koy defar te du suñu compétence ñun waa association des volontaires sociaux au service de la communauté ànd nañu ak ICP bi ci ndigalu médecin chef ñu ngi koy defaraat te bientôt incha allah ñu remettre les clés moment boobu moom mi ngi wër di defar ay espace pour mën a lan pour mën a dekkee sa xaay Djiddah Thiaroye Kaw moom ñu mu àndal di ko lekk et c'est ça la vérité donc espace yooyu muy defar day ñëw di ko def foo xam ne ñooñu loolu bëgguñu ko du seen priorité parce que da ngay indi insécurité ci koñ boobu parce que boo defee place publique kuy romb mën na fa toog mënoo ko ne jugal dem bandi bu ne mën na fa toog mën nañ fa toog di tux boon ak yeneen loolu priorité Djiddah Thiaroye Kaw Djiddah Thiaroye Kaw seen priorité mooy nga fekk garage clando yi ni ñu mel nga fexe régulariser ko ñu nekk ci jàmm demal station tali bi mag xool nu mel demal rond-point tali bees xool nu mel demal rond-point Texaco xool nu mel demal Koura Matadi Diallo xool nu mel yooyu mooy priorité askan wi nit ñi soxlawuñ fi ñu toog dafa yendoo waxtaan mais dañuy soxla loo xam ne bu ñu demee seen dispensaire yi fekk fa médicament bu ñu demee seen école yi fekk fa ay garab fekk fa li nga xam ne moom mooy ay garab yu am dafa environnement bu baax xale yi mën nekk ci environnement bu seen mën a jàng bu baax am ay li nga xam ne mooy ay CREC am li nga xam ne moom mooy courant
am li nga xam ne moom mooy ay blouse mën a jàng ci anam bu mucc ayib mais tey bilan Sédhiou koo wax mu la koy def na ay place publique est-ce que ñun loolu mooy suñu ay priorité non loolu suñu ay priorité. ci loolu sax dañ ciy desandi matériel yi nga xam ne dañu ne maire daf ko daal di luubal jamono ji fan ngeen toll ci procédure yi nga xam ne enclenché ngeen ko. foofu dama bëgg a leeral benn mbir dafa am benn waxtaan bu amoon ci panelu Benno Bokk Yaakaar non panelu waa Djiddah Thiaroye Kaw laa bokk. invité du jour bi ancien maire yi dañ fay jaar bi ñu fa jaaree am benn maire boo xam ne dafa ne man de bi ma fiy jógee bàyyi naa fi. ci programme PNDL. mooy programme état du Sénégal lu toll ak valeur bu takku ci alal lu mel ni ay machine à coudre lu mel ni ay ordinateur lu mel ni jumtukaay yoo xam ne day permettre xale yi mën a am formation ci biir commune bi waaye bi ma demee seetlu naa ni loolu amul benn yoon boo xam ne def nañ ko ci centre CFA bi. mais am ñu jug ay Sénégalais ay doomu Djiddah Thiaroye Kaw organiser wu ci benn collectif def ay pétition de lii kat dañ ko war a leeral man bi ñu ko waxee conseil yu bëri. man ñu wax ma ko ma dem ca conseil municipal boo xam ne c'était le 17 août bii passé ma interpellé le maire ma ne ko c'est vrai bokk ci ordre du jour bi mais dama bëgg a benn amendement ñu def ko ci ndax dañ lay tudd ci luubal boo xam ne valeur 30 millions ay machines yu disparaître ay nangam bi muy tontu mu ne naam dëgg la bàyyi nañ ko fi waaye juróom benn machine yu baaxul la. donc loolu du ma ci soreeti comme mi ngi justice yu baax la yu baaxul la. 6 la 100 la 20 la c'est pas important. li ma am solo mooy en tant que conseil municipal ba ma ko. askan mi addu wax ma ko addu naa ci leeral naa ci li ma ci war a leeral ba tey ña nga justice ak maire ak ñaari maire yi li ci des justice na ko leeral ñun ci war a xam dinañ ko xam. mais man en ce qui me concerne en tant que conseil def nañ benn collectif ay conseil municipal yu Djiddah Thiaroye Kaw pour saisir le préfet benn courrier ne ko dañu la bëgg rencontrer incha allah demain jeudi moom mooy suñu audience ak le préfet de l'arrondissement de Dagoudane. waxtaan ak moom ci mbir moomu ba nga xam ne archive yi nga xam ne moo fi nekk. moom rek moo mën a firndeel ni lii kat lañ fi bàyyi woon bi nga xam ne moom la seedee di ñëw lii la fi moo la maire Alioune Badara Diop exécuté woon. donc loolu incha allah suba danañ saisir le préfet li ci des dañ koy bàyyi ci loxo justice comme ñoom yóbbu nañ ko ci yoon. bu loolu weesoo ñu ngay waajal élection gox-goxaat yi ku ci nekk yaa ngi déclaré sa candidature ci biir gox ba nga xam ne fa nga nekk Malal candidat ga. waaw naa la may lu ma may lu kenn naa la wax lu ma wasul wax kenn man membre fondateur APR la. nekk Benno Bokk Yaakaar nekk aussi commissaire politique ma nekk acteur communautaire ci biir Djiddah Thiaroye Kaw jiite poste santé 10 ans bàyyi fa alal ju takku le préfet ak le médecin chef comité bi fa nekk tey def ma président d'honneur ma nekk koo xam ne aussi dama servir population Djiddah Thiaroye Kaw fu ma romb ñu ne Malal yaay suñu maire parce que yaa ñu fayal gardien école yi yaa ñu fayal courant école yi yaa ñu fayal li nga xam mooy suñu gardien armère yi suñ ma ne yow yaay suñu candidat tey dinaa la ko wax fii damay nekk candidat askanu waa Djiddah Thiaroye Kaw incha allah dinaa leen invité sama meeting d'investiture boo xam ne waa Sunugal TV maa leen ci invité le dimanche 17 fële ma dëkk di bayal Djiddah phase 3 sant yàlla war ko fa def ci kanamu ay milliers wu waa Djiddah Thiaroye Kaw pour wane ni dama nekk candidat parce que dañu nekk ñoo xam dañu def politique mais dañ koy def pour suñu askan dañ koy def pour suñu communauté dañu pour lan la pour développement wu Djiddah Thiaroye Kaw parce que gis nañu tey les routes en pavé yi nga xam ne dafay am ci yeneen communes yi dañu war a nekk maire boo xam ne dañu porter plaidoyer askan bi ci état du Sénégal pour tëli karo yi gën a bëri Djiddah Thiaroye Kaw dañu xeex pour semis bi nga xam ne ñu ngi koy may population bi ñu mën ko jël di ko def ci alaw askan wi pour population Djiddah Thiaroye Kaw am ay carnet semis la restructuration des quartiers dañu bëgg a daggaat quartiers yi mu nekk ay quartiers yu réguliers pour permettre techniciens yi li ñuy def ci yeneen gox yi ñu mën ko def Djiddah Thiaroye Kaw ñu mën a am dëkk boo xam ne dafa am ay yoon yu mag am ay route en pavé am ay lumière am ay sécurité donc loolu dama la koy wax man candidat la ci turu APR Benno Bokk Yaakaar bi ma nekk di ñaan yàlla aussi incha allah ma fas yéene ci sama dàll comme ni ko mos si defee seeti population Djiddah Thiaroye Kaw ànd ceeg responsable yëpp présenté leen sama candidat bi nga xam ne ñu ci bëri muy ay bàjjen gox muy ay relais communautaire ñëpp dañ ma ko yàgg sollicité yàgg ma ko wax moo war fas yéene ko nangul ñu war ci ànd liggéey. Malal ci coalition nga bokk wax nga ko coalition Benno Bokk Yaakaar te njiitu réew mi Macky Sall dafa ne moom mooy tànn da nga force ci weewu béy ne yow la ñuy tànn wala njiitu réew mi bu la tànnulee lan moo fas yéene nekk sa réaction après. man njiitu réew mi sama xarit la sama papa la sama responsable la. mbirum local la ñu waxtaanee
ak lay xaw ca local ba. mbirum président Macky Sall man du ma membre secrétariat national. man jàpp naa ni wax ak njooñu membre secrétariat bi ak directeur yi mu fal. ak ministre yi mu fal lay waxal ñu bañ ci àddu. ñun fi ñu dëkk man daf ma investir man ak suñu papa Samba Ndongo ak Pa Ema Pa Samba Ndongo jóge na fa yàggu yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu. yàlla na ko yàlla xaare àjjana mu nekkoon ku baax ku jàppale Djiddah Thiaroye Kaw. biñ ñu investir dañoo remobiliser ñëpp ñoo xam ne dañoo bokk ci parti de coalition bi ba ñu am ndam ci kaw Cheikh Dieng ba gagné ko bureau de vote am ndam ci kaw Modou Gueye mi nga xam ne coalition opposition la nekkoon neneen tey rejoindre nañu maa ngi koy saluer de passage am ndam ci kanamu Gaynde Badiane ak ñu mel ni ñoom tey jii ñun pourquoi amuñu droit ne ay candidat lañu dañ ñu tànn ñu dem gagné boo xam ne dañoo fédéré ñëpp nekk benn mu juróom ñu ndam pourquoi ñuy am complexe wala problème mu ni ñun ay candidat lañu est-ce que c'est un péché président Macky Sall bu déggee Malal Diallo ne candidat la dana ay la yéwén bu ko waxee war na ko wax parce que dama ànd ak moom démb dama jàppale président ba mu am 2 mandats dama ko jàppale mu am deux assemblées nationales yoo xam ne 12e parlement 13e parlement. dama jàppale président mu am au conseil ak yeneen tey jii su ma taxawee war naa mën ne président Macky Sall ñëwal jàppale ni sama candidat bii nga xam ne waa Djiddah Thiaroye Kaw ñoo ma ko yéene proposé ma ko tey su may wax war na ma ci mën a jàppale. donc loolu yegg see woon ci man pour man bi mu naan man maay tànn ñun nangul nañ ko mooy tànn mais du tere ñun ñu fësal suñu ambition fësal suñu bëgg-bëgg mais man awma kersa nangul waa Djiddah Thiaroye Kaw seen yéene. awma kersa ay nit fu ma romb ñu may ñaanal ne ma suñu armée yi yaa ñu koy defaral ça fait plus de 27 ans ana ñeneen ñi ana suñu maire awma problème boobu li ma am problème mooy nit ñi ànd nekk benn autour de l'essentiel te ñu xam ne kay nekk maire ëllëg yàlla tànn na ko yàgg na. ku nekk wëral dëkk bi ne candidat nga ku nekk meetingal ku nekk remobiliser les troupes mais li ma bëgg ñu def ko ci sérénité def ko ci dal def ko ci respect def ko aussi ci considération ku nekk loo xam ne da nga koy defal sa morom ëllëgee mu defal la ko ci loolu lay lance appel ñëpp ñuy benn bokk yaakaar. appel bii nga xam ne suñu camarade de la coalition muy le président Abdou Salam Mbaye war a meeting le dimanche 10 incha allah na ñëpp mobiliser wu ñëw nekk ci wetam jàppale ko ci meeting am boobu muy def bu ko defee lépp nekk njëriñu benn bokk yaakaar. ku président tànn rek ñu nangu ne moom la tànn ñeneen ñi bootu si ginnaaw. ku président tànn ñëpp jàppale ko ñu xam ne moom la président tànn. man loolu laay lancé appel ñëpp ñu xam ne ci coalition la nekk ci parti la nekk. Benno Bokk Yaakaar dafa investir Abdoulaye Timbo ci lu ñu jot ci presse bi. ci benn réunion bi nga xam ne doon nañ ko tenir ndax ñëpp ñoom ñoo man ko investir ko ci réunion boobu bu fekkee ne sànq ñu ngi wax amul maire bu ko fekkee. man ci presse bi laa déggee dañu investir le camarade Abdoulaye Timbo maa ngi koy nuyu de passage. man mosuma fekkee te li ma serante ne dégg naa waa AFP ñu ne ñoom dañu ut candidat ci commune Kër Massar 6 communes Kër Massar yi. ut ay candidat ci commune département Pikine dégg naa waa PS aussi le camarade de la coalition ancien maire de Tivaouane Diacksao tonton Malick Dieng ànd ak ñambe bu mairie Guinaw Rails Nord ñoom it seen réunion ñu ne parti socialiste dafa ut ay candidat ci biir département bu Pikine man nangul leen ko loolu day wane ni coalition Benno Bokk Yaakaar ànduñu beneen bi ma dégg ci presse bi aussi Abdoulaye Timbo waa Benno Bokk Yaakaar dañ ko investir mais Abdoulaye Timbo bu ko waa Benno Bokk Yaakaar investir gisuma fa maire Pam Ndong APR gisuma fa maire Issakha Diop APR gisuma fa maire Daouda le maire de Dalifort Baye Diop APR gisuma fa maire Guinaw Rails Nord PS gisuma fa Fat Bintou Ndiaye APR bu Tivaouane Diacksao député gisuma fa la coordinatrice des femmes madame Awa Niang gisuma fa le coordinateur des cadres ministre Abdou Karim Sall gisuma fa man mii Malal ñëwuma fa gisuma samay naataangoo yi ñu doon a bokkal parti mais dama naan ñan ñooy investir le camarade Abdoulaye Timbo loolu nag mën naa ko nangu ci politique man su ma mënee taxaw ma ne man candidat la Abdoulaye Timbo mënoon a taxaw ne moom candidat la waaye nag lu ma dul nangu ay nit yoo xam ne seeni parti lañ yor ñëw taxaw ci télé bi ne Abdoulaye Timbo Benno Bokk Yaakaar moo ko investir loolu man dama koy ñaawlu donc pour wax rek ni ñun bu ñu bëggee investir Abdoulaye Timbo duñ ko investir ci ay salle dañu dem ca stade ba comme ni ñu defaloon Awa Niang ñëpp taxaw ñu ne Awa Niang kat yow yaay suñu tête de liste Benno Bokk Yaakaar ci élection député yi devant le maire Abdoulaye Timbo coordonnateur devant tous les responsables mais toog ci benn salle ci benn néeg ñëw ne Abdoulaye Timbo la ñu tànn vraiment ñun loolu la ma koy ñaawlu parce que ñun suñu maire duñ ko tànn ci ay salle duñ ko tànn ci ay néeg dañ koy tànn ca penc ma stade Alassane Djigo la ñuy woote ñëpp ñëw tous les maires tous les députés de Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñëw militants yi ñëw ñu ne diw mooy suñu candidat diw lañ tànn
wala boog ñoom mu Ablaye Thimbo ak ñeneen responsable ñoom ñëpp ñu déglu président de la république comme ni nga ko waxee comme moom mooy tànn jarul woon ay nit génn naan Ablaye Thimbo moo doon tànn comme Benno Bokk Yaakaar. mais lan mooy problème mu Benno Bokk Yaakaar Pikine exactement. dafa am problème c'est normal en politique la jeexantalu mairie yi jeex na. am na ñu bëgg am ñu leen bëgg remplacer am na ñu bëgg nekkaat maire c'est normal mu am ay buuxante mais ku ci nekk ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay mais on est en politique. man du ma nangu man ku wax dama naan man maa ëpp doole man maa gagné woon législative yi man ak ñoom sama pa bi génnaat yàlla ko yàlla yërëm. man damay taxaw ma ne du ma moroomu ñu fi nekk c'est normal on est en politique ku ne xam nga ko la mën élection député yi nii la woon mais bu ñu investir pare gars yi dañoo gagné. donc li ci am solo mooy nañ ko def ci yar ak teggin. nañ ko def ci njub ak ngor ak reconnaissance man fu ma toog ñu ne ma akat yow Malal Benno Bokk Yaakaar àndu li dama naan la ànduñu effectivement ànduñu. du ma bëgg lu neex président ba may wax kàddu yi du dëgg du ma ko def. Djida Thiaroye Kaw boo demee mosuma toog réunion Modou Gueye toog mosuma toog réunion président Salam toog mosuma toog réunion ay yeneen responsable parti toog. ay feew la ñeneen donc su ma nee ànd lañ kon damay nax sama bopp ànduñu. mais li am solo mooy le moment venu ñu bëgg a ànd bëgg a gagné dañuy ànd danañ gagné. parce que Issa ba président investir aussi. fexe nañ ba ñëpp ànd nekk benn autour de l'essentiel ñu dem am ndam. waa Djida Thiaroye Kaw APR ñu ngay ñaxtu tamit mere nañu président de nee nañu boo moywul dinañ def ab marche ndax dafa mel ni président considéré wu leen. xam nga mbirum marché bi nga xam ne mooy marché central au poisson dama ko xeex ay jamono ñu bëri mere ma ci. Abou Mbaye maa ngi koy nuyu de passage fi mu jëm yàlla ko yàlla dimbali. biñ ko defee intérim dama xëy def point de presse ne le président Macky Sall moo toog fii ci conseil des ministres décentralisé à Pikine ci biir mairie bi. mu ne Abdoulaye Thimbo maire dinaa jël marché poisson delloosi ko mairie bi géré ko. bu nga xam ne seen yëf la mën na leen jàppale seen développement dëkk ñëpp a ngi dégg président wax ko. ay def lobbying jaar ci ministère ba ñu def arrêté Abou Mbaye. ma xeex ci kaas yi ñu bëri mere ma ci. tey jii Abou Mbaye am na promotion dem na même pratique boobu lañ jaaraat ministre bi jël koo xam ne retraité la léegi naa 60 ans la am seen naa ko mais mag la xaw ma ñaata la am gisuma compétence bu mu am bu amul Pikine gisuma engagement bi mu am ci coalition bu amul Pikine. gisuma lu mu mënti waa Pikine mënuñu ko ba ministre bi toog fële préféré def arrêté am fal koo xam ne attaché de cabinet am la parce que pour mu am un socialiste am lu mu jàpp mais bu bëggee loolu na ko dem fal mairie mbële fii Djida Thiaroye Kaw la fii département Pikine la fii arrondissement Dagoudane la on a suffisamment de cadres yu mën a yor marché bi ñun lu dul marché bi am nañ compétence yi ko mën a yore mais dafa jaadu rek président mu yëkkati kàddoom ne man kat marché poisson nañ ko delloo si à Pikine ñu gis ne booba léegi ay ministres ñooy def ay lobbying di fa teg seen nit te loolu dafa war a jeex te dina jeex. donc loolu waa Djida Thiaroye Kaw di xeex. loolu waa Pikine di xeex. incha allah di ñuy dégg fan yi parce que duñ ko bàyyi mu jàll. ñun dañoo respecté ay républicains lañ dañoo respecté administration. ça n'a rien à voir politique mais ci fànn politique fépp luñ ci xeex ba politique ba loolu am ñun danañ fa xeex ba dindi ko. parce que marché boobu marché bu waa Pikine la. ña fay liggéey waa Pikine ñoo leen war a mën a tànn suñu ay yaay ñooy génn 4 heures du matin di ñëw ci conditions yi mettre ci marché bi duñ fi toog. ay nit jógee feneen di jël suñu xaalis di ko yóbbu fi ñu dëkk. loolu dafa war a jeex à Pikine te loolu dañ koy xeex ba mu jeex. loolu du jàll parce que nag bu ñu waxante dëgg Pikine dañ fi war a toogal rek mu nekk benn nag boo xam ne ku ñëw da ngay ratt rek say meew di dem loolu moom dafa da jeex. te pourtant war nga mën a sax suuxat nag boobu jox ko ngooñ wala nga jox ko ribaas wala nga ndox mu naan ngir suba li ngay ratt mën la lew mais ku ñëw rek ratt dem loolu dafa war a jeex à Pikine. dafa mel ni yegg nañ ci cappaandaw li sa dernier mot lan lay doon nga tàggatoo waale. sama dernier mot damay jaale waa Thiaroye yëpp ci tiis bi nga xam ne dal nañ démb. ku ne xam na ni dégg nañ ci presse bi tey ñu naan benn xale benn dof non 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 suñu benn frère la suñu benn doom un digne fils de Thiaroye buñ naan Sidi Nayel làmmiñ bu ma xawul neex. mais jàkk kaani gi moo ko yoree nekk taalibe Cheikh moo koy bale chaque fajar. suñ jullee pare bale ko nettoyé ko dem këram démb ci li imaam wax sànq bi ñu koy denc bi mu fóotee parce que du sol lu tilim. bi mu fóotee ay yéreem mu xaw a naajee ci la génn ñaari benn car rapide benn katara def indiscipline di xëccoo comme ni ñu koy defee ba rey xale boobu mu nekk tiis bu metti tey ku dem armeer Thiaroye yi lu ëpp 3 junni nit ñëw nañ fa tey kenn xajul tali jàll oto mënul dem mënul lig parce que tellement nit ñi ñoo bëri woon taxaw di ko yóbbu di ko accompagner ci këram gu mujj. di interpeller nag le préfet de Pikine waa Thiaroye dañoo daggoon ay daagu daan doo daan. bi ñu ko daggee pour permettre oto yi mën a daw nànk ñu jàpp ci ay nit tëj leen kaso dindi doo daan yooyu tey histoire joxaan nañ dëgg
lu tolloog juróomi xale su ma fàttaliku ci lu matul ñetti at dee nañ fa. est-ce que dañu continuer di bàyyi suñu ay population di dee. pour benn car rapide boo xam ne soit sa mën a nekk un drogué wala benn tata boo xam ne indiscipline la rey nit daw et puis day dem tëdd ñaari weer génn même cause bi du ñëwaat te loolu du jàll. vraiment Thiaroye waxtaan nañ suñu biir lu ñuy def après dañ ci ñëwaat de presse bi dina ko yëg mais dinañ ko xeex parce que loolu du ñu bàyyi mu jàll. parce que ki ko fi daw danañ fexe yoon jàpp ko. ñu teg ko peine bu mu mérito ndax xale bu mu yóbbu dafa nekkoon xale bu Thiaroye yëpp am yaakaar mu nekk xale bu baax bu am diine tey bi ñu koy denc kilifa bu ne dee na Thiaroye amul lu mu am population fu ne nañ jógee tey parce que Sidi Nayer moo génn àdduna en tout cas maa ngi jaale waa Thiaroye di ñaan yàlla famille am aussi yàlla may leen xolu muñ yàlla may ñu aussi musal ñu ci saytaane ba Thiaroye bi ñu bëgg ñu mun ko am ba Thiaroye nekk dëkk bu modèle dëkk bu moderne dëkk boo xam ne am na développement Tali Diallo aussi état bi engagement bi mu ci jël mu fexe respecté ko ba nga xam ne incha allah Thiaroye na mel ne yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal. ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi lay sant di la gërëm di remercier ses techniciens di remercier directeur bi aussi. jaajëfal nañ leen yéen itam ci teewlu bi mu nekkoon Malal Diallo nekk conseiller municipal bu mairie Djiddah Thiaroye Kaw dig daje ak beneen invité jaa ngeen jëf.